asalaamaaleykum waa Bargny asalaamaaleykum ñi ñuy seetaan ci réseaux sociaux yu mel ni Facebook ay page yoo xam ne ay Bargny wax sa xalaat page réseaux sociaux yoo xam ne yëpp waa Bargny ñoo ko créé ñu leen di wax ne ñu leen di dalal jàmm ci live spécial tàmbali nii bi nga xamante ne bëgg a def benn sensibilisation boo xam ne mu ngi jëm ci instant yi moo lëmbee jamono bi muy coronavirus bi ñu ñaan yàlla ñu daan ko ci jàmm salaam ñu bañ a am benn mort fii ci Sénégal di ñaan tamit dëkk yi xamante ne ni affaire bi mu ngi métti ci ñoom mu ngi leen di sonal yàlla taxawu leen jàpp leen ba ñu daan coronavirus bi nga xamante ni moo ñu tax a jóg. ñu ngi nuyu yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne émission bi liñ koy def li ko waral mooy xeex coronavirus bi waaye li ko gën a tax ñu def émission bi mooy wane ne waa Bargny ñëpp ànd nañu pour xeex coronavirus bi balaa may tàmbali ñuy dugg ci biir waxtaan bi damay def présentation ñi xam te ñoo toog ci plateau bi muy Lamine Seck moom mu nekk bu commune de Bargny Lamine Seck ñu la dalal jàmm di la nuyu di kontaan bu baax ci sa teewaay. Merci Alioune donc maa ngi nuyu ñi nga xamante ne yëpp mooy communauté bi ñuy seetaan à travers les réseaux di leen gërëm di leen sant yéen waa Bargny wax sa xalaat ci initiative bi ensuite waa Bargny toujours visible ci initiative bi di rafetlu aussi seen liggéey di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di commencer par Moustapha mon petit frère ensuite Dams mon petit frère avec qui je partage aussi beaucoup de combats associatifs ensemble pour Bargny ak yeneen donc loolu laa amoon lu may wax pour nuyu ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ñuy seetaan à travers le monde di massawu tamit ñi nga xamante ne mooy sunu mbokku Bargny yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk yu metti yi te mu am ay problème ak coronavirus bi di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp di leen ñaanal yàlla aussi yàlla taxawu leen ba ñu mën a dellu ci seen njaboot fii tamit ci Sénégal ñi nga xamante ne maladie bi touché na leen tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñu saafara jàngoro ji et puis di encourager ñëpp ñi nga xamante ne ay acteurs lañ ñu nekk sur le terrain xam nga ñi nga xamante ne ku nekk ci wàll wi nga féete tu vois à commencer par le ministre de la santé mi nga xamante ne mooy Diouf Sarr di ko wax ne en tout cas à Bargny en tout cas la municipalité le maire toutes ses équipes ñoom tamit ñu ngi ci xeex bi bàyyiwuñu benn yoon di ñaan yàlla mu may ñu ci ndam parce que buñ ci amee ndamal Bargny yëpp la ndamal Sénégal la. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi waa Bargny toujours visible rawatina it ñëpp ñuy seetaan ci Bargny wax sa xalaat di nuyu également Molas suma waay la moom mi nga xam ne mooy gérer la communication de la mairie de Bargny di nuyu suma waa ji ndeysaan ñoom waa Croix-Rouge booba xeex bi amee ba léegi ñoom desuñ ci ginnaaw man nag maa ngi tudd Moustapha Ndiaye di ndongo ci université bu Ndar di def foofu communication bokk également ci kuréel gi nga xam ne teg nañ ko fii ci Bargny muy opération 100 volontaires dans chaque commune parce que dafa am benn initiative boo xam ne la xam naa dinaa ko leeral léegi bu ma présenté ba pare waaye di masawu it ñëpp ñi nga xam ni it jàngoro ji nga xam ni boobu ba léegi tëdduñu tooguñu ngir di ko xeex di leen masawu ñi ko dal rawatina nag sunu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk fii Bargny doon ay lébu nekk fële ca Italie kaa yi métti foofu trop li ñu toog fi yëpp suñu xel a ngi ci ñoom ndaxte ñoom mosuñoo des ginnaaw ci di jëmale Bargny kanam ndax saa bu ñu leen woowee ay activités yoo xam ni day jëmale Bargny kanam dañ ciy teg seen loxo kon ñu ngi leen di masawu di leen wax ni feebar bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk ci àdduna bi yàlla na ko yàlla gaaw saafara ba ku nekk delluwaat ci li nga nekkoon. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa BTV ñi xam ne ni ñooy suñu télé Bargny di nuyu tamit ñi xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi duñu seetaan ñu si mel ne waa Bargny waa sa xalaat di nuyu tamit ñi toog ci émission bi muy sama mag ji di Moustapha may nuyu tamit grand bi di nuyu tamit Molas xam ne moom yàgg nañu dox ci ay activités yoo xam ne nii pour jëmal Bargny kanam la
parce que bokk nañu benn groupe bu tudd ensemble pour Bargny boo xam ne nii Bargny moo ko tax a jóg. aussi man dama fi ñëw teewal waa Croix-Rouge Bargny Croix-Rouge sénégalaise Croix-Rouge monde entier laa fi teewal parce que dañ nekk si benn combat boo xam ne depuis ay mois 3 mois ngi monde bi yëpp si lañ nekk monde bi yëpp si feebar bi lañ nekk suba ngoon guddee bëccëg kenn nelawul jamono juñ toll nii ñun ñëpp dañ mobiliser wu pour xeex loolu noonu loolu moo tax tëddatuñu nelawatuñu instant yëpp si lañ nekk et que ñu ngi métti lu ji xew ay Italie ay Espagne ay France yàlla bu mu egsi Sénégal doy na nekk na loo xam ne nii doy na wax trop aussi suñu soutien ñu ngi koy yóbbu tamit si suñuy mbokk yi xam ne ñu ngi fa ba tey chaque jour suñu xel ñu ngi si ñoom à chaque instant ñu ngi leen di xalaat ndax au moins bi dara xewlee dañ daan ñëw di yónnee wala di ñëw di seet njabooti di delluwaat tey mu ngi kenn mënul génne ñëpp ñu ngi toog ferme wu monde bi moo ferme wu mais instant yi lépp ñu ngi ko jël forcé ñun ñëpp àndandoo pour xeex affaire bi parce que ñoo si mën a jàpp ñun population Bargny tamit ñoo si mën a jàpp loolu moo ñu andi fii tey pour waxtaan si wàllu maladie bi aussi sensibilisation yi ñuy def mooy si côté maire bi mooy si côté association yi ak regroupement structuré yi yëpp ak Croix-Rouge yëpp loolu moo ñu fiy dajale tey. ñu ngi remercier ñi toog ci plateau bi day pour wax par rapport ak sensibilisation bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag parce que boo leen gisee émission bi biñ koy tàmbali parce que nee nañu ko tey si ngoon lañ ko xalaat wax ne am nañ yaakaar ne mën na nekk boo leen xoolee ñi toog ñi ñëpp journée bi yëpp dañ doon def ay caravane mais biñ leen waxee ne lii dañ koy def léegi nii ndax di ngeen ñëw ñoom dañ nañ amuñu problème ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier pour ñu mën a ñëw teew ñu def émission bi léegi balaa ñuy tàmbali dañuy wax ne ñuy remercier ñi xamante ne woo nañ leen mais malheureusement dañ amoon ay contraintes de temps ku si mel ni docteur Youssouf Ndiaye ñu ngi koy remercier bu baax a baax si taxawaayam tamit ak engagement bi mu farlu si wetu ministre de la santé et de l'action sociale parce que du ma leen ko nëbb léegi nii rek bi ñu koy woo ñoom ñu ngi woon en réunion à Dakar moo tax sax mënu woon ñëw en même temps tamit mettre na ma en rapport ak ay infirmiers chef de poste ku mel ni Balde bu nekk KIP moom tamit woo nañ ko mais malheureusement tamit moom dafa voyagé ñu ngi koy remercier bu baax ak tamit Diop te mu nekk Bargny Géej infirmier chef de poste Diop moom tamit ñu ngi koy remercier bu baax parce que ñoom rafetlu nañu kii bi émission bi te nee nañu am nañu yaakaar ne beneen yoon ñoom bu ñu amee disponibilité nañ fi mën a ñëw teew pour ñu mën a def émission bi ensemble ñu ngi remercier tamit ñi xamante ne ñëpp dañu jàpp ci affaire bi ba mu mën a teew muy waa BTV ak ñëpp mën ñu lim ñëpp mais kenn ku nekk koo xamante ne jàpp na ci mooy caméraman yi ak preneur de son yi xamante ne yëpp jàpp nañ ci te li ñu bëgg mooy peut-être ñaanu yàlla sax corona bi mu continuer mu law mais ñaanal yàlla ci biir semaine bi bu fekkee ne c'est possible ñu mën fi defaat beneen émission benn émission boo xam ne mën nañ def situation bi à Bargny en même temps que information yi ministère de la santé di joxe ñu xam ne information yi ñoom ñoo valable ñoom ñoo information yi xam ne ñoo gën a leer te nit ñi ñëpp bu ñu seet information ñu jëm ko xoolee foofu ministère de la santé chaque takkusaan dinañ def information par rapport ak cas yi ñu ñaan yàlla nombre bi impacté yi mu gën a wàññeeku de telle sorte que ba beneen yoon bu ñu fekkee ne dañu amaat idée pour mën a defaat beneen émission boo xam ne ni ci côté santé boobu pour waxtaan ne affaire bi wàññeeku la te ñu indi fi ay intellectuel mais léegi nag sans plus pour bañ a guddal wax ji dañuy bàyyi Molas mu wax ñu ñoom nan lañu defee combat bi ak coronavirus bi ñoom nan lañ ko gisee nan lañ ci taxawee après ñu joxaat suñu yeneen mbokk yi xam ne ñoo toog ci plateau bi. di rafetlu waat encore une fois initiative bi parce que waxtaan am na solo lool ci dëkk ay nit bu ñu bokkee dëkk bokk destin en commun li leen war rek mooy di waxtaan di sottante xalaat donc merci encore ci initiative bi en tout cas en ce qui concerne la commune muy ndeyu ñëpp comme on dit muy gafaka askan bi yëpp di tamit li nga xamante ne mooy institution bii di def li nga xamante ne mooy politique publique yi yii di jóge ci kaw mu koy appliquer ci suuf
même si bu nekkee ne xaaruñu sax situation bi gën a compliqué pour que ñu impliqué aussi parce que tout simplement suñu première action si wàllu coronavirus le 6 la woon le 6 mars la woon fekkoon na boobu Sénégal 4 cas rek la am te boobu c'était pour prévenir li ñu def mooy en collaboration ak district sanitaire bu Diamniadio ñuy remercier bu baax docteur Bouna en collaboration avec le préfet du département de Rufisque si salle bi la ñu njëkk a wootee réunion waxtaan ak délégué de quartier yi waxtaan ak imam yi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi ak infirmier chef de poste yi ñu waxtaan ak ñoom ñu wax leen sensibiliser leen dans un premier temps si li nga xamante ne mooy jàngoro bi parce que boobu Sénégal mu ngi koy séntu mu yegg si fi te yàlla na fi gaaw génneeg jàmm donc loolu moo nekkoon première action bi deuxième action bi moo nekkoon waxtaan yaa ngi doon continuer pour formation benn comité de veille et de suivi comité de veille et de suivi boobu nag tey ñi ko séq mooy la municipalité maanaam le bureau municipal d'ailleurs gis ngeen ko yéen ñëpp ci réseaux sociaux yi y a eu une réunion du bureau municipal convoquée par le maire réunion élargie ba nga xamante ni Croix-Rouge participé na ci ñoom ñu ngi ci biir comité bi ñi nga xamante ne mooy représentant bàjjen gox yi participé na ci ñi nga xam ne relais communautaire yi participé nañ ci ak ki nga xamante ne mooy infirmier chef de poste bu Diamniadio la police camp militaire eaux et forêt ak les imams ratib de Bargny mu doonoon nag réunion boo xam ne c'était restreint parce que rassemblement dañ ko tere donc boo leen xoolee ci réseaux sociaux yi sax disposition bi respecté na normes yi donc pour rek wane le bon exemple ba pare définir stratégie parce que xeex tamit boo koy def mënoo jug rek ne damay def nii il faut nga définir stratégie et stratégie boobu nag commune bi rek mënu ko woon jël il faut que ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi à la base ñu nekk ay professionnels de santé parce que mbir mi tamit lu complexe la donc ñooñu ñoo définir stratégie bi ànd ci ak commune bu Bargny moom la ñu nekk nag di application bi nag fi mu toll mooy en toute responsabilité comme commune lañ mënuñu woon a commander ay produits n'importe où ñu commander ay produits fi nga xamante ne mooy pharmacie nationale d'approvisionnement mu am benn doomu Bargny bu ñu ko faciliter bu tudd Max Kanu Ndiour foofu lay liggéeyee donc moom moo ñu faciliter boobu action ba démb lañ jot produit yi démb lañ ko commencé distribuer mais distribution bi ci point sensible yi lañ tàmbalee point sensible yi nag mooy garage u clando xam ne dafa am rush nit yi fa la ñuy jaar ñëpp di dem on a fait une dotation de 50 gel hydroalcoolique pour que oto bu nekk mën a am benn gel pour nit bu ñëw donc fi nga xamante ne tamit mooy garage bi sunu yaay yu baax yi di daanee seen doole tamit dem nañ fa yóbbu fa ay lave-mains ay savon ak ay eau de javel et tout ça parce que ñoom tamit ak ay masques parce que ñoom it dañu am contact ak nit yi nga xamante ne c'est des personnes yoo xam ne c'est des passants donc ak garage bi nga xamante ne moo nekk EDK donc loolu mooy tàmbali woon action yi démb tey nag dem nañ tamit def nañ Adams su ma juumul def nañ 5 ou 6 daara donc ya nga xamante ne tamit waa Croix-Rouge sax ñu doon def démonstration lavage yi boo leen demee ci Bargny wax sa xalaat di ngeen gis nan la ñuy raxasee loxo et cetera et tout ça dem nañ aussi ci morgue yi donc joxe nañ fa tamit ay produits dem nañ aussi fi nga xamante ne mooy police u Bargny joxe nañ fa ay produits donc prochaine étape bi incha allah dinañ ko song bu gaaw sax mooy doon li nga xamante ne mooy point de référence yi nga xamante ne sunu yaay yu baax yi dañ fay liggéeyee mu fu ci mel ni Helcom Hembe ak débine bi nekk fii nii boole ci aussi dinañ def lundi vu que ni ci la ñuy def marché de poche yi marché yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi mu am ay table yoo xam ne dañuy jaay ay ndugg wala ay fruits ak yu ni mel donc loolu noonu mooy cible prioritaire bi mais ñàkkul it am na yeneen yi nga xamante ne mi ngi ñëw parce que première commande lañ def donc faut compter que ni tey jii en prévision la municipalité xam nga teg na prévision boo xam ne en tout cas 4 millions la pour le moment donc une première commande passé nañ ko ba nga xamante ne c'est pas moins de 2 millions donc en termes logistique aussi lii di essence affaire yooyu noonu yëpp mi ngi ci parce que produit yi instant yi nii xam nga fi mu nekk nii c'est tellement prisé moo tax jot nañ première partie bi donc ñu ngi xaar li nga xamante ne mooy deuxième partie bi ñu gën a dugal ci dëkk bi mais en tout cas en grosso modo municipalité bi li mu wax lenn la mooy que ni xeex bi xeexu ñëpp la
et que ni initiative yi baax na mu ngi à gauche à droite et c'est très bien mais mu ngi le maire d'ailleurs mu ngi féliciter ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci combat bi mais li ñu gën a gënal li ñu war a mën a gënal mooy ñu concerter action yi parce que finalement moom mooy gën a efficace moom mooy gën a efficient parce que tout compte fait xeex bi xeexu Bargny la te bu ndam amee Bargny rek moo koy am. léegi Moustapha yéen par rapport ak 100 volontaires combat bi nan ngeen ci demee bi Molas waxee moom par rapport ak côté yéen combat bi nan ngeen ci taxawoo ak nan ngeen tàmbalee ba mën a yegg ci fii def activité don yu bëri. waaw maa ngi lay gërëm bu baax ci kàddu googu nga ma laaj ndax c'est important mais bëggoon naa bala ma dugg ci laaj bu baax a baax ma wax waa Bargny rek lan moo waral opération 100 volontaires juddu parce que opération 100 volontaires dafa am sunu benn waay boo xam ni c'est un activiste dans le paysage environnemental donc il n'est pas de Bargny sax d'ailleurs on travaille ensemble ci wàllu environnement sur les questions climatiques au niveau national moom moo lancé concept boobu ni chaque localité soxla nañ fa 100 volontaires yoo xam ni dañuy jóg takk seen digg ngir mën a xeex jàngoro yi nga xam ni mu ngi lëmbe réew mi ba mu lancé loolu ci Twitter après man gis naa ko boobu maa ngi Ndar ñëw jóge gu ma université ba ma ñëwee fekk ni Medza moom également xaritam la nit suñu waay la man ak Medza ba mu gisee loolu moom mu porté initiative bi fii à Bargny d'ailleurs Medza sax si li mu ñu wax nee na woo na Molas pour tontu ko ci fi mu wax ni booloo gi parce que ñun quoi qu'on puisse dire on est ensemble et c'est Bargny qui gagne combat bi c'est un combat qui incombe à tout le monde nekkul combat municipalité nekkul combat diw nekkul combat diw mais combat boo xam ne la ñëpp war a joindre seen force pour que ensemble nous pouvons justement vaincre le coronavirus. Medza ba mu woowee Molas wax ko expliquer ko initiative ne ko am nañu initiative boo xam ni bëgg nañ def 100 volontaires à Bargny pour lutter contre li nga xam ne mooy Covid-19. ba mu ko waxee loolu Molas mu ne ko dinaa la revenir lundi léegi moom ba mu toogee ba lundi si lim ñu wax nee na Molas waxatu ko dara moment boobu ñoom ñu am nañ boobu benn réunion d'urgence ñun moment boobu def nañu réunion sax ñun au niveau de notre siège au niveau Sénélec mais jëluguñu woon benn décision parce que dañu ni dañuy xaar waa mairie bi xam lan lañ jël ba pare xam nga kon ku taxaw di wax loolu kooku booloo bañu ko te pour man ñun waruñu dem di seeti waa mairie bi mais mairie bu gisee ni ñun war nañ def dara moom ñu ngi jaboote ñun ñëpp waroon nañu yëkkati woo ñu téléphone ne ñu li ngeen def de rafet na. ba ñu ñëwee ñu toog ñu def réunion ñu ne comme waa mairie bi dañoo woote tey réunion d'urgence bu ñu defagul benn action nañ leen déglu xool lan la ñuy def ba pare xool leen lan la ñu décider ñu xool ba ñu defee réunion bi bu ma juumul réunion bi jeudi n'est-ce pas jeudi bu ma juumul ngeen def réunion bi bañ defee réunion ñu xëy dégguñu dara man ba ma xëyee communiqué laa ñi ko xool yi parce que comme ni mu ko tàmm di defalee suñu defee benn action ñu def ci communiqué ñu liir xool lan lañ décidé ba ñu xoolee ma xool communiqué gisuñu ñu ci lañ def beneen réunion ñu woo ay nit parce que dañu ni comme combat bi Bargny la te am na si ñoo xam ne yàlla dafa dogal lañu nekk Bargny def ay teraanga si la ñu woowee docteur Youssoufa Ndiaye ak docteur Diouf mi nekk OMS organisation mondiale de la santé nekk doomu Bargny ñoom ñaar di nekk ay docteur nekk doomu Bargny bañ leen waxee cas bi ñu ne loolu de initiative bu rafet la ñun de kenn duñ ci jiitu d'ailleurs don yu njëkk a recevoir ñoom ñoo ñu ko jox ñoom ñooñu ñu def ay vidéo envoyé ñu ko nañu bu ngeen demee di sensibiliser tënku leen ci vidéo yi kon ñun avant ñuy dem tàggat nañ suñu bopp ba tey ñu déglu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy am xarañte ci wàll wi ñu wax ñu ba ñu dégg ñu door a dem ba ñu envoyé loolu ñun ñu nekkoon ci ndaje ba ku nekk am nga bonne volonté boo xam ne ci dëkk bi am nga ak moom relation nga jël ko téléphone woo ko expliquer ko initiative mu rafetlu ko c'est la ñu commencé di jot ay dons léegi suñu premier don parce que man dama jàpp ni comme li ma la wax sànq rek yëfi Bargny la te combat bi fi mu toll nii li ma gënaloon sax man quartier bu nekk jóg def initiative boobu ñu jóg quartier ba dugg kër gu ne mu joxe ñu jënd xool ci quartier ba ñi ko gën a yeew ñu joxal kon loolu initiative boo xam ne fépp lañ ko waroon def ba ñu jógee ñu jot suñuy don
si la ñu commencé sunu opération def sunu distribution léegi ñun fi ñu njëkk a dem mooy wax na ko parce que ñoom ñun dem nañu ba ñu njëkkee jël sunu kii dañoo dem ci garage bi garage lañ njëkk a dem fekk fa maire yi comme ni mu ko waxee parce que sunuy yaay lañ fa la ñuy jaayee te gis nañu ni tey foofu noonu ñu ngi nekk en contact ak ñi nga xam ne ñu ngi fay jaar ñu yëkkati jël ay kits jox leen ko sensibiliser leen wax leen ni nga xam ne la ñuy maytoo ndikku feebar bi wax leen ni yan matuwaay la ñu war a jël wax leen également ñu tënku ci li nga xam ni ministère de la santé et de l'action sociale wax na ko ngir ñu respecté ko ba ñu jógee foofu ñu dem ci garage bi ci kalandoo yi fekk leen fa également ñu sensibiliser leen yëkkati matériel jox leen donc ba ñu jógee foofu c'est la ñu li nga xam ne yoroon nañ ko mu jeex ñu dem police fa lañ daje dem ci commandant bi expliquer ko ne ko ñun de ay ndaw lañu lii gis nga sans volontaire amul benn connotation politique parce que dégg naa sànq rek tey ci kii bi gars yi di ci jéem wax loolu mais amul benn connotation politique parce que éléments yi nga xam ni jàpp nañ ci nit ñi nga xam ni jàpp nañ ci ay bonne volonté la ñu bari ñu nekk bari ñu yëkk def seen participation ñu boole ko mu doon ay matériel ñu jox ko bañ jógee foofu premier jour loolu noonu ñooñu lañ dem police dem garage ci mairie ak clando léegi tey moo nekkoon deuxième phase ci sunu distribution ak sunu sensibilisation tey def nañu 12 daara bari ñi yëpp tey dem nañ fa jox leen te li ñu doon bañ mooy dajaloo moo tax ni ñu ko defee parce que comme dañoo tere rassemblement public dañoo tas daara yi xool bari ñi fan la ay daara ne ñu yónni ñaari ndaw wala ñett ñu dem ci daara bu nekk yóbbu sensibiliser sëriñu daara bi waxtaan ak moom bañ defee 12 daara yooyu tey ñu demaat bari ñi géej ci mbaar yi nga xam ni mool yi ñu ngi fay toog parce que ñëpp xam nañ ni mbaar yooyu mool yi ngoon gi foofu la ñuy nekk di waxtaan bañ demee ñu fekk leen fa sensibiliser leen ci maladie bi wax leen lan moo koy joxe wax leen no yan signe symptôme yan ngay yëg sa yaram ba xam ne maladie bi la wax leen également yan lan la ñu war a tënku respecté ko ngir mën a maytu fàkkandiku maladie boobu ba ñu jógee foofu ñu dem ci ñoom jox leen loolu ñu ñibbisiwaat toog léegi suba incha allah rabbi parce que pareeguñ ndax li ma lay wax ni ministère de la santé et de l'action sociale la ko si moo ñu ko yónnee don bi mu ñu war a jox suba la ñu war a indil don pour ñu wéyal liggéey bi léegi suba incha allah rabbi am na ku bokk si ñun Assane bu nekk Sancub Géej ñoom waa Sancub Géej décidé nañ suba def sensibilisation ñun dinañ leen accompagner demain à partir de 9h incha allah rabbi mais pour wax leen rek ni yëf yi bari ñi benn bopp la kenn du ko xar ñaar te bu ñu jàpp naa ne action yi bu amee ku nekk daa war a jóg taxaw waa mairie ak ñun c'est la même chose pour man parce que ñun ñëpp lu ñu ñor mooy dugg ci dëkk bi sensibiliser dëkk bi jox leen parce que loolu képp la war ñun dañoo bëgg suñu dëkk te Olof Njaay dafa français dafa wax ni nit ki bul xaar lan la sa dëkk mënal mais yow deel laaj chaque jour del poser question de savoir lan nga mënal sa dëkk non pas lan la sa dëkk mënal ñun nag ci loolu optique boobu lañ ne moo tax bu environnement jógee ñu def noonu su politique jógee ñu def noonu su leneen jógee ñu def noonu lépp loo xam ne taxaw na rek mu nekk intérêt Bargny xam ne buñ ci taxawee Bargny dina ci am ndam ñun dañ ciy jóg taxaw donc ñun ci gàttal loolu lañ def tey ci li nga xam ne mooy suñu sensibilisation ci feebar boobu nga xam ne wax naa ko mu ngi lëmbe réew mi waaye nag di remercier également ñi nga xam ne ñoo nekk ci santé bi ndax sunu docteurs yi sincèrement ba cas bi amee fi ba léegi avant muy am sax tooguñu taxawuñu ñu ngi nekk di def seen ként lay kattan ngir mën a xeex jàngoro ji nga xam ne mu ngi nekk ci sunu réew kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant également personnes yi nga xam ne également ba ñu wootee ñëw nañu li ñu am mu néew mu bari jox ñu ko àndandoog ñun sur le terrain ci liggéey bi kon ñu ngi sant ñoom ñun donateurs yi nga xam ne jàppale nañu bu baax a baax a baax ñu yam foofu ba si biir boo ma laajaatee rek ñu mën cee xuusaat. jërëjëf. jërëjëf Moustapha ñu ngeen di rafetlu seen liggéey bu baax a baax di si kontaan trop comme waa mairie bi ak yéen tamit ni ngeen liggéeyee occupé terrain bi yaakaar naa ne kenn gis lu ñaaw quoi lépp rafet na ñu ngi ñaan yàlla ba liggéey yi boo leen ko mën a booloo mu booloo nekk benn xam naa ne si mooy kàddu bi ñëwaat damay jox Adama mu wax xalaatam xam naa moom fi mu nekk ni moom gars yi comme ñuy waaj a bëri quoi parce que sax affaire moom xalaat naa ne fi moom fi yëpp gel la quoi fii moom tooy na xëpp
dama yaakaar ñi ma togg ñu ay mbër lañu quoi parce que ñoom ñëpp a ngi diwoo gel bi fi mu nekk nii maa ngi jox Adama di ko laaj moom tamit waa Croix-Rouge ñoom ñu taxawoo si daan coronavirus bi ñu ngi si àndee ak nan lañ ko liggéeyee en même temps tamit bu fekkee ne mën nga ñu fàttali tuuti par rapport à sensibilisation yi ñu après nga doog a ñëw si seen liggéey na ngeen liggéeyee pour na ngeen travailler pour xeex coronavirus bi. ok salaamaaleykum maa ngi nuyuwaat gars yi di leen wax ne jotaay bi rafet na trop jotaay jàmm la ndax dañ fi ñëw pour waxtaan si lu am solo di leen wax ne je m'appelle Adama Ndoye élément Croix-Rouge Bargny aussi Croix-Rouge Bargny ñëpp xam nañ ne benn mouvement la bu nekk si Bargny boo xam ne nii Bargny gépp xam nañu suñu rôle si Bargny avant tout ñu ngi jaajëfal suñu président Momar Diagne ñu koy woowee boss mooy président comité local en plus aussi di président comité départemental Rufisque ñu ngi jaajëfal tamit tonton Seydou Ndoye nga xam ne tamit moom mooy suñu responsable boo xam ne depuis affaire bi ñu commencé ba tey ñoom ñëpp kenn nelawati si di leen wax ne ñun Croix-Rouge ñëpp xam nañ ni ñuy doxee si monde bi waxuma Sénégal sax si monde bi parce que nous sommes optés à être des volontaires de la Croix-Rouge depuis qu'on est des enfants jusqu'à présent ñu ngi si mbirum Croix-Rouge et que dañ ne Croix-Rouge dañ union des cœurs dans une solidarité agissante loolu mooy suñu commencement devise mooy xol yi nañ doon benn xol yi nañ jàppante doon benn aussi dañ nekk si benn mouvement boo xam ne mouvement social la mouvement sanitaire la aussi nekk na mouvement boo xam ne boo si duggee di nga xam luy àddina parce que santé dafa doon mbir moo xam ne nii c'est trop secret quoi parce que boo nekkee élément Croix-Rouge yu bëri di nga ko xam si dëkk bi yu bëri di nga ko mën a jàngat dina la forcer boo xam ne nii foo toog dinañ xam ne kat kii élément Croix-Rouge par rapport ak sa yarin ak ni ngay doxalee di leen wax ne ñun depuis affaire bi mu commencé ba tey tëddatu ñu nelawuñu chaque fois ñu ngi si xalaat di xool yan plan la ñuy teg vu que ne premier jour bi ñu déclaré nag cas am na si Sénégal boobu la ñu préparé suñuy activités yi xam ne nii moom la ñu mëne envers Bargny parce que affaire boo xoolee évolution si monde bi si ngay xam ne lii nekkul loo xam ne nii doon na lu yomb bi premier cas bi amee la ñu commencé recenser secouristes yi nekk Sénégal yëpp Croix-Rouge dafa am ay secouristes Croix-Rouge ay passage colon la tàmbalee colon aspirant responsable mais secouristes yi benn formation bi ngay def tamit pour nekk secouriste si biir secouristes yi nag si la ñuy tànnee ñi xam ne ñooy dem si ay mission dem tamit si ay activités Croix-Rouge yu mag yi et que Bargny fii xam nañ Croix-Rouge Bargny nu muy doxee activités yi ñu fiy def bëri na yi ñu fiy dem tamit bëri na ñu ñu fiy oo bëri na te xeebuñu kenn xeebuñu benn activité am na ñu xam ne nii ñun ñooy jël suñuy propre moyen sax na fii dañ gis na kat war nañ fee def lii dañuy dem avant may dugg si feebar bi il faut que ma wax si Croix-Rouge ba pare parce que dafa nekk ab structure boo xam ne nii instant bi ñu toll nii dañ leen départager par équipe par groupe ñun Croix-Rouge Bargny si lañ bokk am na ñu xam ne ñu ngi lay yóbbu jam ñaajo am na ñu xam ne ay infirmier xam nga ñun Croix-Rouge am na ay infirmier am na ñu xam ne ñu ngi faan am na ñu xam te ñu ngi si yeneen lieu yi ku nekk daal am na fu ñu la sànni pour lan pour permettre combattre fléau bi fi nekk bi xam ne nii moo upp nopp yëpp ñu xam ne nii instant yi nii ñëpp si lañ nekk adduna bi yëpp daa mel ni adduna bi tëju daa affaire bi waaw moo wax nag si Covid bi dafa nekk malade boo xam ne nii dafa xaw a kenn xamul affaire bi na lay ñëw waaw ñu ngi naan taxal yi mais keroog maa ngi dégg si benn journal ñu ne affaire day jekki changé ay comme ñu ngi ne ay sëxatax yéen yi des fois day andi jaare des fois mu andi tamit yeneen signes ñu xam ne nii du bokk signe respiratoire mais instant yi pour l'instant gars yi ñu ngi ko teg Covid buy ñëw signes yi soit sa respiration lay jàpp ngay sëxët sa bakkan du kuule extra mais pour l'instant ñun suñuy médecins yi àdduna bi ñu ngi xool
parce que affaire bi dafa doon loo xam ne daa bett monde bi la bett médecin monde yi ñëpp la bett te aussi lenn am na mooy que ñu ngi xeex Covid bi ñu ngi koy xeex bu baax mais am na xam ne ñu ngi ay asymptomatique la ñu xam ne nii ñu ngi virus bi te xamuñu si dara ñu ngi doxaa moom te xamuñu ne ñoo ngi virus bi loolu nag nekk benn problème boo xam ne nii kenn xamul fan lay mujjee ñaanuñu yàlla mu propager si dëkk bi loolu moo tax instant yi ñu jog ñun Croix-Rouge Bargny Croix-Rouge sénégalaise Croix-Rouge yëpp ñu jog def ay sensibilisation yi tàmbali nañ ko démb non waaw démb marché bii nii marché la booy ñëw def sensibilisation bu important si suñuy yaay yi fa nekk di jaay di daan seen doole mu ne foofu noonu la ñuy jëlee lu xam ne moom la ñuy yóbbu seen famille booy démb dem nañu fa yóbbu fa ay flyers expliquer leen lii bi nan lay demee feebar bi parce que ñun suñu maire yi nekk foofu am na ñoo xam ne ndeysaan xamuñu lu dëgg bi di riir xamuñu sax na corona nekk na lu xam ne sëriñ parce que duñu seetaan télé bu ñu seetaanee télé ay sëriñ yenn la ñuy seetaan wala lii duñu xam ne te aussi duñ dugg si réseaux sociaux bi ñun xale yi ñun ñoo si gën a dugg ñoom mag ñi xamuñu la am dem booy dañuy dem di laaj am na ñoo xam ne nii xamuñu sax la mooy corona mais booy def nañ seen lépp pour expliquer leen wax leen affaire bi ni muy ñëwee ak lii koy joxe ak lii koy moytu yëpp et que liñ say moytu ñun depuis booba tey ñu ngi si muy waa Croix-Rouge muy municipal bi ñoom tamit sonn nañ si tey ànd na ñoom ñu dem si daara ñu def sensibilisation si taalibe yi aussi dugg si mosquée yi tamit jox leen en plus dem si police tamit jox leen tey ànd na ñoom pour def loolu noonu et que man moom dama part personnel même bu ma bokkul woon Croix-Rouge sax damay porté wu volontaire ñëw xeex affaire bi parce que c'est une question de vie ou de mort dafa doon loo xam ne booy seetaan réseaux sociaux bi di xool ay France Italie lii fay dee di nga xam ne yow war nga préparer te am na ñu xam ne dañ jëluñu ko au sérieux quoi te affaire bi ñun agent de santé yi xam nañ ñun sérieux parce que ñun ñooy dem si cas yi ñun ñooy fekk cas yi di soutenir tamit samay mbokki infirmier yi nekk soit Fann wala feneen ak feneen instant yi nii boo leen fekkee ñu ngi si yenn instance yoo xam ne nii képp kuñ wax ma mais képp kuñ ne yow kaay dem Fann sax da naan yoonu Fann sax doo fa am mais ñoom ñooy nekk si biir malaat yi ñoom tamit war nañ leen jaay jëfal di leen yokk courage di leen wax ñun ñëpp nañ jàpp si xeex bi ñun Croix-Rouge ñoom pare nañu aussi ñu ngi teg suñu stratégie du tey rek lañu am wala suba rek ñu ngi si ba kara affaire bi di jeex xam ñu kañ lay jeex mais chaque jour ñu ngi si bu laajee ñun ñëpp sax ñu préparé wu jëli ñu xam ne nii sax parce que Croix-Rouge dafa am ay femmes volontaires ñu xam ne nii ay maire lañ ñu xam ne ñoo nekkoon si Croix-Rouge mais léegi jëm nañu mag ba yor njaboot ñooñu la ñuy wooyee femme volontaire ñooñu dem nañu di leen seetu pour dugal leen si xeex bi démb rek am na ñu nekkoon si marché bi fii nii ñoom tamit di sensibiliser seeni morom ñooñu la ñuy wooyee femme volontaire aussi ñu ngi jaay jëfal ñëpp di wax ne ñun ñu ngi si combat bi. war nañu lu ñu mën a def mën a jël gel bi laala ko suñuy loxo pour mën a sensibiliser en même temps tamit boo leen gisee samay ñi ma toogal si plateau bi ñoom tamit gis nga leen ñu yor ay masque ñu wax ne masque yi baax na mais tamit buñ si mënee jox ñi xam ne ni dañoo am ay cas wala ñu feebar wala hôpitaux yi wala ñii comme ñoom ni ñuy def di gis ñoo xamante ne ni secteur bi ñu nekk ay ñu mbooloo ñoo fay daje moom lu mel ne ay marché wala ay ñiy liggéey si oto yi ñi xamante ne ay nit ñu bëri dañ leen di fekk see wala muy bërëbu liggéeykaay yi parce que fi mu nekk nii confinement amagul Sénégal ñaan ñu yàlla sax ñu yegg fa mais fi ñu toll ak maladie bi laaj na ku nekk jël disposition moo tax tamit jël ay masque baax na yor tamit ci sa wet benn gel boo xamante ne nii foo xamante ne dem nga fa mën nga fa diwoo tamit baax na trop léegi damay dellu ci Lamine par rapport ak sensibilisation bi parce que boo gisee bax ñu ñun fi ñu nekk mooy buntu Dakar ñi fiy dugg ak génne bëri na te comme ñoom dem nañ ci terrain bi wax nañ gis nit ñi ñu leen dalalee ak ñu ñu xalaatee virus bi coronavirus bi ak nuñ ko dundee ñu la doon laaj yow ci terrain bi yow na nga ko dundee sensibilisation bi ndax jàll na ak nan ngeen dundee ci terrain bi nit ñi nan leen accueillir ak tamit boo doon xalaat
ñu yokk ci sensibilisation bi la nga xalaat ne maire bi lan la ñu war a yokk ak tamit ñi leen di jàppale tamit nañ ko war a yokkee. merci Alioune pour pertinence su question bi mais balaa may tontu ci question bi damay revenir rek tuuti en arrière si lu suma naataangoo yi wax muy surtout Moustapha pour dire que ni en réalité combat ñëpp la et que fii nii lu fi jaxasoo wala yooyu noonu amu fi c'est juste que ni lépp loo gis ci àdduna tamit dafa am train boo gis dafa am bopp ni que ministère de la santé di defee au niveau national ah jiite train bi ñëpp ñëw rejoindre loolu noonu ñun moom la ñu jéem a def fii nii moo tax ñu teg benn comité loolu la le maire teg comité mu am comme je le répète encore une fois Croix-Rouge bàjjenu gox yi infirmier chef de poste yi ak imam yi ak police ak yeneen ñi nga xam ne ils sont représentatifs d'accord loolu mooy organisation locale parce que loolu du man maa ko créer wala keneen c'est une réalité donc képp nag koo xam ne tamit yaa ngi def pour Bargny loolu mënuñu def lu dul rafetlu ko moo tax ba léegi xam nga ñun loolu sax waxuñu ci mais au contraire dañuy encourager mais nag li may wax mooy pour efficience ak efficacité bu ñu mënee boole action yi wala sax même bu dul boole sax ñu déggoo rek xam ne fii laa jëm fii laay jaar comme ça ñu bañ a regrouper même affaire yi ci même kii bi foofu rek laay waxee mais en tout cas je le redis encore une fois ñu ngi remercier ñëpp la municipalité mu ngi remercier ñëpp am na ñoo xam ne demuñu sur le terrain ñu ngi toog seen kër yore seen téléphone di jàllale ay message yoo xam ne message de sensibilisation la ñooñu tamit ñu ngi ci biir ñu ngi leen di remercier maintenant pour tontu ces questions comme li ma doon wax sànq comité bi c'est un comité ba nga xamante ni en avant dañ ko découper en 4 zones waaw 4 zones yi nag fu nekk Bargny dafa am fu nekk benn poste de santé bu polariser ay quartiers boo demee fi nga xamante ne mooy nan lañ koy waxte ginnaaw raay sànq wax nga ko ICP Balde moom moo jiite boobu kii def nañ caravane sonorisée démb vendredi gis nga donc loolu c'est dans le cadre du comité nga dem ICP bi nekk Bargny Géej tamit moom wax nga ko sànq tudd nga ko moom moo polariser tous les quartiers de Bargny Géej moom moo jiitu relais communautaire yi topp si bàjjenu gox yi topp si Croix-Rouge vient en appoint parce que Croix-Rouge aussi quoi qu'on puisse dire seen volontaires yi tamit ils sont très bien formés donc ñoom lieu stratégique yi démb par exemple man ak boss ñoo ànd ba marché donc peut-être yow nekkuloo fi woon mais li ñu définir ci stratégie bii nga xamante ne moom la comité bi teg ku ne xaj na ci Croix-Rouge dañu def appel ñi nga xamante ne nekkatuñu fi wala nekkatuñu en activité et même ci résolution yi boo leen lire ci réseaux sociaux yi di ngeen gis la municipalité appel ñi nga xamante ne ay infirmiers à la retraite lañ ay nan la tudd sax ay docteurs lañ ñun ñëpp pour ñu ñëw rejoindre comité bi parce que quel que soit le truc c'est pas la municipalité qui fait la sensibilisation tey on était ensemble sur le terrain nous on est là pour servir que de moyens logistiques ñun loolu du suñu métier ñoom ñii di Croix-Rouge wala infirmiers yi ak ñi nga xamante ne ñooñu loolu mooy seen métier mais teewul ñun ñu jël suñu matuwaay yore ay masques quand même parce que ñu ngi dem au contact d'accord mais ñun du ñun ñooy jege du ñun ñooy waxu santé du ñun mais ñii nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi nekk ay acteurs communautaires nekk ay relais nekk ay volontaires secouristes Croix-Rouge nekk ay infirmiers ñooñu ñooy def liggéey bi sur le terrain donc ñun li ñuy def rek mooy accompagner en moyen logistique accompagner aussi en moyen matériel accompagner aussi mu doon accompagnement moral et institutionnel parce que quoi qu'on puisse dire dëkk bi am na kilifa te kilifa gi yaakaar naa ne moo war a jiitu ci xeex bi te loolu la ñuy doxee donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy doxal tey nag am na tey lu spécial lu ci am mooy que ni tey jot na maire bi jot na ay dons mu bëgg a lancer appel tey am na ASC Missira ñu def initiative bu am solo ñu dajale xaalis ñëw indi maire yi lu tolloog 50 000 le maire Daouda Moustapha Diouf moo ko réceptionné tey rafetlu ko mu am tamit Bargny initiative citoyenne mu nekk benn association buy yëngatu ba nga xam ne depuis toujours sax partenaire u maire bi la mais ñëw na tey indi li nga xamante ne mooy ay dons indi na fa 5 seaux si je ne me trompe pas plus ñaari paquet saabu plus aussi 100 000 francs pour transparence ñu yóbbante ma nag le maire yóbbante ma foog ma wax ko ñëpp dégg ko
mooy que ni booloo mooy doole benn ñaar ñëpp ñii di ñëw di jàpp ci activité bi nga xamante ne ci municipalité bi moom lay def te mu jëmaat ci askan wi suñu mënee indi ay produits en nature moo ñu gënal suñu mënee indi ay produits en nature moo ñu gënal bon teewul peut-être que affaire yi dafa xawoon jàmp léegi dinañ def li nga xamante ne mooy jënd ci ay produits yoo xam ne tamit day delluwaat ci population bi ñu jox leen seeni ay facture mais donc loolu mooy message bi ma bëggoon jàllale fi may jeexalee xam naa émission bi dina damay bañ mu gën a gudd mais en tout cas li wóor te wóor mooy que ni toutes les couches de la population seront prises en compte ñuy wax nag organisation yi par exemple fu ci mel ni ñun au niveau de Diouré tey suñu quartier loolu c'est en dehors de la municipalité on est en train de s'organiser pour trouver des moyens pour doter ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir quartier bi donc tey rek ñu ngi woon réunion ci WhatsApp ak ñi nga xamante ne mooy ñu dëkk ci koñ bi muy président Amady Gueye et cetera ak waa ASC bi pour xool comment on s'organise pour bañ a xaar municipalité wala keneen pour que ñu mën a yóbbu ci kër yi ay produits donc loolu noonu on est en train de le mettre en place moment yi may wax ak yéen peut-être que li ñu nekkoon sànq ci terrain bi moo tax sax suivre ma évolution bi mais ñuy ñaan tamit quartier Bargny yëpp ñu jéem a trouver benn forme d'organisation et puis effectivement bien sûr municipalité bi de toute façon ñëpp la fi nekkal mais en tout cas li wër te wóor mooy dinañ def le maximum mais mënuñu def lépp combat bi nag responsabilité la laaj responsabilité boobu noonu ku nekk yaa koy jëlal sa bopp man su ma mënee jënd sama gel ma jënd sama gel je pense que ñi nekk ci plateau bi yëpp loolu la keneen ak keneen su ko mënee ñu dimbali ñi nga xamante ne vraiment amuñu wala mënuñu donc di saluer aussi l'action sànq wax na docteur Youssoufa Ndiaye mu nekk vraiment une fierté pour Bargny parce que tey jii nii li ko tee ñëw wax nga ko sànq dafa nekk ci combat boo xam ne c'est national ñun ñëpp ñuy saluer loolu mu nekk benn fierté ñu am doomu Bargny boo xam ne mi ngi nekk fi ñuy définir politique nationale de santé yi ñu koy encourager di ko ñaanal yàlla sunu borom gën a yokk ndombal tànkam parce que gëm nañ ne su gënee yokku mu amal njëriñ Bargny yeneen ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jël ay initiative di ñëw di jàppale rawatina ñi ñëw dugal seen loxo ci action comité bi nga xamante ne moo polarisé ñi nga xamante ne mooy acteur de santé yi nekk ci réew ci dëkk bi yëpp fii di Bargny ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni combat ñëpp la na ci ñëw ñëpp jàpp ku nekk nag am na rôle boo ci mën a jouer am na ñoo xam ne dañuy toog seen kër di woote ku nekk am na rôle boo ci mën a jouer mais teewul nag lii am ba am mooy personnel de santé bi pour man en tout cas ñun en démarche de responsabilité pour ñun personnel de santé bi ñoo war a yor li nga xamante ne mooy action de sensibilisation parce que loolu quand même seen métier la ñun on accompagne juste en moyen logistique et cetera donc gunge leen sur le terrain bi ñu demee tey sax ci yenn daara yi ñu bëri dugguñu dañoo taxaw ci buntu bi xaar xam nga daam sa dugg moom mii nga xam ne moo doon expliquer nan la ñuy raxasoo nan la ñuy kii ñu ñëw joxe kii bi ñu ñëw joxe produit yi jàllale message bi donc loolu daal mooy li nga xamante ne foofu la ñu toll tey jii nii te noonu la ñuy continuer organiser wu incha allah di rafetlu en tout cas encore une fois ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. waaw ñu ngi lay remercier Molas bu baax par rapport ak sa contribution au nom de la mairie ak tamit ñi xamante ne muy association muy mouvement associatif muy personne morale ak bonne volonté yi xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi muy daan coronavirus bi ñu ngi leen di wax tamit ne 440 77 440 25 89 77 440 25 89 mën nañ fa jël ay benn wala ñaari nit ñoo xamante ne dañu bëgg indi benn contribution ci émission bi en même temps tamit maa ngi waxaale parce que léegi laa gis information bi sax ci internet bi ni benn association mooy Bargny initiative citoyenne jàppoo dimbalante gis naa ne ñoom dañu bëgg a def benn 48 heures boo xamante ne ni dañ jël je crois bien tey ak suba pour ubbi ay seen page Facebook ñi xamante ne ay membres lañu wala ñi xamante ne dañu intéressé par rapport ak seen activité ñoom tamit jóg nañu taxaw ci Lamine li mu wax tey mooy don bi ñu joxe woon taxaw pour bëgg a jàppalewaat leen ne dañuy indi benn numéro boo xam ne ni benn numéro Orange Money boo xam ne nii ku nekk mën na ci contribuer numéro bi mooy 77 453 52 49 ma bamtuwaat ko 77 453 52 49
waaw loolu association buy Bargny initiative citoyenne jàppoo dimbalante moom moo bëgg a jàppale waa maire bi ci seen liggéey moom tamit moom nee na contribution mooy oo nit ñi par rapport ak seen page Facebook wala fu ñu mënta ne fu xam ne ñu ngi leen di suivre ñu wax ne ku bëgg a contribuer fii ak 48 heures comme maanaam tey ak suba ku si mën a contribuer nga contribuer si comme ça li ñu dajal lépp ñu ñëw dolli ko jox ko waa maire bi ñu gën a mën a jàppaat si combat bi. damay ñëw dellu si Moustapha par rapport ak sensibilisation bi nga xam ne nii yéen a ngi ko nekkee si terrain bi nan ngeen gisee population bi nan leen accueillir loolu lañ bëggoon xam en même temps tamit ngeen waxaale ñu tamit nan ngeen mën a def nan ngeen xalaatee ne mën nañ ko def pour ñu mën a ànd booloo liggéey bi ñuy def nii. waaw merci Alioune si question bi. Bon bëggoon naa rek ñëwaat tuuti rek ci li nga xam ni mooy li ñu wax sànq ci sensibilisation bi parce que jàpp naa ni waxtu yu may wax ak yow le président de la République gis nañ mu def vidéo wane ni ñuy raxasee loxo yi te du spécialiste si santé kon ministère même de la santé également jël na ay mesures d'hygiène yoo xam ne fësal na ko ñëpp di ko gis kon man tey guddiñ toll nii jàpp naa ni pour sensibiliser population bi ci ni nga war a fagaroo ni nga war a moytoo laajul nga nekk spécial voilà di si santé wala dara mais juste nga xam lan la ministre bi wax muy mesure yi ni ngay raxasee say loxo gis nañu ni le président de la République def na vidéo wane ko kon loolu ñun ni ñuy def mooy di ko fësal di ko wàcce ba mu dem foo xam ne comme ni ko sama naataango waxee léegi am na si sunu yaay ak papa yoo xam ni amuñu tolluwuñu même degré d'information li ñu xam ak li ñuy jot ci information jotuñu ko ñun looloo tax ñu ne sensibilisation bi day am solo moo tax bu ci demee sax ñu ci bari flyers dañ lay jox wax la expliquer la li nga xam ne moo nekk ci flyers bi donc loolu rafet na ñu leeral ko wax nga sànq également Bargny initiative citoyenne ñu nit appuyé nañu parce que ba ñu wootee indi nañu seen indil ñu matériel jox ñu ko kon ñu ngi leen di gërëm ki nga xam ne également mooy docteur Youssoufa Ndiaye wax naa ko sànq te Molas jaar na ko xam naa ko c'est une fierté pour la ville de Bargny comme ni nga ko waxee léegi docteur Diouf également nekk OMS kooku également c'est une fierté pour la ville de Bargny ndax boobu ba léegi mu ngi nekk foofu di def ay vidéo de sensibilisation pour wax dëkk bi ni ñu war a maytandikoo jàngoro ji ak ñeneen parce que ku ci mel ni Yos également jàpp na ci ku ci mel ni Djibril Faye indi na participation Paco Ndione indi na participation ak ñeneen donc tey sans opération sans volontaire ay doomu Bargny ñu ràññeeku ci dëkk bi ñoo ci ne ñu ci mel ni ñoom Cheikh Fadel ñu ci mel ni ñoom Medza ñu ci mel ni ñoom Abdou Aziz Gueye ak ñeneen ñoom Lom ñoom ñëpp a ngi ci biir donc tey ba ñu wàccee sur le terrain satisfaction lañ ci am parce que satisfaction bi ñu am mooy ba ñu demee toog waxtaan ak ñu fekk ji woon wax ak ñoom ci li nga xam ni moo lëmbee réew mi muy maladie bi sensibiliser leen wax leen ñu adopter des comportements responsables bu leen mën a permettre ñu lutter efficacement contre le Covid-19 jamuñu ci loolu parce que dañu ne guddiñ toll nii waruñu yem ci wax aujourd'hui je pense que parole et acte doivent s'imbriquer pour lutter contre le Covid-19 moo tax ñu allier parole et acte suñu waxee ba pare ñu jël matuwaay ndax ñun ci set gi la ñuy wax ndax jàpp nañu ni set gi booy set comme ni ñuy def ni sànq jël gel di raxasu mu yàlla mën na laa muccal ci tawat gi ñun ci suñu sensibilisation fi ñu koy gën a appuyer mooy ci set gi moo tax matériel bi ñu leen indil matériel sanitaire la matériel boo xam ne la boo ci tënkoo respecté ko di nga set mën na laa muccal ci loolu donc ñun moo tax ñu ne ginnaaw bu ñu waxee dañu war a jëf ndaxte jëf ji la ñu gën a yitteel moo gën a am solo waa mairie nag ñu ngi leen di féliciter ci action bi ñu def parce que boo gisee li tax ma doon wax Facebook di wax rien que pour booster leen ñu def parce que man loolu mooy suñu intention maanaam wax ñu def suñu defee dañ ciy sant ndax ñoom ñoo ngànk dëkk bi waruñoo xaar sax ñu naan def leen suñu defee dañu war a def suñu deful dañu war a def tey nag bon def naa benn kii di ko wax ne ko xaalis bi nga xam ne jàpp naa ne waroon ngeen ko organiser 4 avril bi xanaa war ngeen ko mën a décaisser génne ko def ko ay matériel pour jox ko askan wi
loolu wax naa ko parce que loolu yëpp boo gisee mooy dama xam ni liggéey bi kenn waru leen cee jiitu waaw ñun fii amul benn amul ñaar amul ñett ñun ñëpp ay doomu Bargny lañu Bargny la ñuy ndamoo Bargny la ñuy sagoo mais bu ma jàpp naa ni quand la cause est noble s'engager devient une obligation la cause elle est très noble donc c'est tout à fait normal am ay volonté yu jóg engagé wu rayante ngir mën a tey jii nii def li nga xam ne moom la ñuy xaar donc loolu rek la demee tey yaa ngi waa Bargny initiative citoyenne ñu ngi noonu ñoom it ma leen di remercier bu baax parce que ay jàmbaar lañu chaque fois dañuy nekk di œuvrer pour l'intérêt général donc tey xam nañ ni c'est une cause très noble ñu jóg lii la ñu bëgg ci association yi nekk ci Bargny yëpp ñu bañ a bàyyi liggéey bi ak maire rek bañ a bàyyi liggéey bi ak ki nga xam ne mooy Gaye Abou Ahmed Seck maire de la ville de Bargny ku nekk mën naa fa nga mëne nga def ko parce que aujourd'hui je pense que chacun doit faire sa part pour qu'on puisse lutter efficacement contre le Covid-19 waaw te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi xaar yeneen dons parce que ministère de la santé et de l'action sociale wax naa ko sànq jox nañu ay dons mais suba war nañu indilaat yeneen waaw parce que moom remercier na apprécier na également sunu initiative sunu doxin bi ci dëkk bi ndaxte xam na ni ci lutte bi mu nekk lañ ko fekk si di ko ci jàppale parce que képp ku nga xam ne yaa ngi koy def rek ci ginnaawam nga bootu ci ginnaawam nga jàpp di ko def parce que guddiñ toll nii jàpp naa ni loolu moom solo ñun ñëpp ñu tënku ci ginnaaw nguur gi pour mën a def liggéey bi donc suba insha allah ci suba gi bëgg nañoo dem Sancub Géej jàppale ji sunu camarade Assane mu ngi ànd ci ñun ci liggéey bi pour sensibilisation bi ngay def noonu fas yéene xoolaat ba ginnaaw suba ñu nekk ko newaat mais fii ba combat bi tant que yëf yi jeexul du ñu teg suñu tànk suuf du ñu bàyyi dinañ ci nekk ba keroog ñuy daan li nga xam ne mooy Covid-19. jërëjëf merci beaucoup si information yi nga indiwaat tey sax ak mooy par rapport ak ñi xam ne ñoo leen jàppale yëpp si liggéey bi ngeen doon def waaw muy les sans volontaires leen di remercier bu baax parce que li ma gis mooy cible bi yëpp benn la te foo xam ne ni da ngeen ko bëgg a def ñi ñëw defaat fa te moo xam ne ni ñi soxla gel bëri na ñi soxla désinfectant bëri na ñi soxla lii bëri na yaakaar naa ne ñëpp bu ñu booloo ànd mooy gën a yombal ñëpp di gën a gaawal liggéey bi ba ñu mën a suñu xeex bi xamante ne mooy daan coronavirus bi ñu mën ko daan ci jàmm ak salaam. comme première émission la ku nekk bëgg na joxe xalaatam bëgg waxtaan ku nekk bëgg na wane li mu liggéey moo taxoon ñu bàyyi mu xaw a gudd tuuti ñu ngi jégalu bu baax ñuy seetaan ci émission bi te ñuy remercier ñi xamante ne ñëpp ñu ngi siy jàpp muy waa BTV jëlkatu son yi remercier ñëpp bu baax a baax di wax ñëpp nañu taxawu parce que semaine yi di ñëw waxuñu dara sax mais fii la war a ñëpp war a gën a taxawee mbooloo nekk benn pour gën a mën a xeex parce que boo leen xoolee semaine yu ñu toll France muy Italie muy Espagne 2 semaines bi corona bi duggee foofu bu ñu yeggee ay 100 200 jëm ko rek ci semaine boobu lañ toll woon 2 semaines après comme affaire bi mu feeñee Sénégal ñu ngi siy dugg nag ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg seeg jàmm salaam ñu wax ñëpp ñu jël seen précaution jël seeni gel xool vidéo yi niñ koy diwoo ak yëpp ñaan baax na mais tamit fagaru moo gën faju ku nekk bu jëlee gel bi def lim si diwoo si lu mu laal mën si diwu bu génnee tamit bu amee masque jël ko tamit def ko si baax na tamit soriante ak nit ñi comme ni ñuy wax ni sax 1 mètre boo la gisee sax moo tax ñu xaw a jël micro yi parce que distance 1 mètre yi ñu doon wax moo tax ñu xaw a séparé wu ni ba son bi au début daanu leer quoi moo tax ñu ne nañ jël micro yi mais ku nekk jël gel bi diwu si mel ni kuy waajal combat li ma si jaaxal mooy gars yi fi nekk ñoom dañu neen mbat ak gel maa leen di jaajëfal tamit ñi xamante ne ñoo teewoon fii parce que dañoo def caravane journée bi yëpp mais taxul ñëw nañu teew pour waxtaan ak ñun am nañu yaakaar ne peut-être semaine prochaine bu fekkee ne tout est disponible mën na am ñu defaat émission ak li ñu yéene woon mooy invité fi benn imam invité fi ay docteur invité bi ñoo xamante ne ICP wala bàjjenu gox ñu toog ñu waxtaanaat si affaire bi gën a sensibiliser waat waa Bargny yëpp te comme Adama ni mu ko waxee information ku ko bëgg a am 5 heures déglu ko si ministère de la santé chaque jour 5 heures ñoom dinañ informer ñii nañ ko jàllale réseaux sociaux yi nag ku nekk dina bëgg a joxe information parce que comme moom ni mu ko waxee man bi ñu ma waxee ne cas am na Bargny affaire daf ma jaaxuloon déglu naa ministère de la santé dégguma benn yoon fu ñu waxee Bargny am na cas léegi nag ñun nag nañ jël suñu matuwaay ñu xam fi ñu war a dégloo information bi fi may jeexalee mooy si may naatangoo yi moo laaj leen yéen nan ngay xalaatee émission bi ak tamit niñ ko mën a defee pour beneen yoon waa Bargny gis seen bopp te ñu wax leen ne tamit
avec BTV Bargny wax sa xalaat ak ñoo xamante ne ñëpp mën nañ si jàpp muy maire bi muy association yi muy bonne volonté yi comme nii bëgg nañ def ay émissions yoo xam ne nii par rapport ak éducation la santé environnement loo xam ne nii daal dina mën a jëmale Bargny kanam ak dëkkandoo yi ñu ngi siy jéem a teg tànk pour que Bargny gën si gis seen bopp ñu leen di remercier bu baax ma jox Lamine moom dernier kàddoom ak tamit nu ma gisee émission bi ma ñaanal nag comme moom diwu nga ba sonn jëlal sa doole bépp nga denc ko pour corona bi nga gàttal affaire yi comme ça suba nga mën a amaat énergie pour mën a daan coronavirus bi quoi incha allah. ñu ngi dem si cappaandawu émission bi comme ni nga ko waxee et donc vraiment initiative bu rafet la balaa may ñëw sax si dernier mot bi peut-être dama indi benn correction bu ndaw rek bu fi jaar bu sama rakk Moustapha wax sànq parce que mi ngi doon wax naan ay budget wu 4 avril ñu def ko si corona wala affaire yooyu noonu ma bëggoon rek pour ñi ñuy seetaan pour ñu mu bañ leen a réeral rek en réalité ni ñuy tëggee budget il faut nga xam ko tu vois et il faut aussi li ñuy woowee compte administratif nga vérifier nga xool lan mooy dem si 4 avril wala nangam pour dire 4 avril lu Bargny en réalité yéen ñëpp gis ngeen ko ay doomu Bargny ñoo koy financer lii si ëpp donc muy ay RIA transfert d'argent gis ngeen ko muy ay Cheikh Lumpuy Fincon Transit noonu la tudd ay Technosol Mami Color non pour dire que rek Mami Color muy ay entreprise yu nekk sur toute la localité de Bargny am nga ay don et cetera ñooñu vraiment c'est une fête ñoom ñoo koy financé boo demee xool luy compte administratif tu sauras loolu mooy lan mais pour dire que ni municipalité bi lim siy def presque du dara c'est peut-être ay chaises ay affaires yooyu noonu mais en réalité fête boobu noonu li si ëpp c'est grâce à ces bonnes volontés yi nga xamante ne Bargny lañ dëkk soit ñu nekk directeur d'entreprise wala affaire wala entreprise yi nga xamante ne ñoo implanté wu sur l'espace communal donc loolu rappel la rek pour que nit ñi ñuy seetaan ñu bañ a réer xam ne loolu am teewul nag li ñu nekk di def nii si budget municipalité bi la jógee comme je l'ai dit ma fàttaliwaat ko bi ñuy départ dama ne pas moins de 4 millions est en prévision tey jii nii la moitié def nañ ko si wàllum produit si wàllum logistique ak lépp donc produit yi tey réceptionné nañ une première partie donc tey jii nii ñun amuñu droit jëndee feneen fu dul pharmacie nationale d'approvisionnement parce que ñun ñëpp gis nañ ne fi mu nekk nii am na ay produits yoo xam ne yu bon la te ñu ngi si biir si kii bi en toute responsabilité mënuñu ko jox suñu askan donc mu am benn doomu Bargny bu tudd Max Kanu Ndiour ñu koy gërëm encore moom moo ñu taxawul parce que xam nañ ne foofu noonu tey dafa am benn tension parce que dëkk yëpp soxla presque produit bi wala yenn bonne volonté yi fexe na ba livrer ñu ko dans les temps ñuy xaar li si des donc loolu mooy li nga xamante ne moom moo am léegi nag pour ñëw si émission bi donc ak li nga wax sànq ne booloo municipalité bi mu ngi woote bépp bonne volonté képp koo xam ne nan la tudd 100% volontaire ñëpp ñi nga xamante ne ñu ñëw ñu concerter action yi comme ni ñu koy defee ak Croix-Rouge di ko def ak ICP yi ak infirmier yi ak ñi nga xamante ne ñooy bàjjanu gox yi damay bañ a fàtte moo tax may lim quoi ak waa maternité xam nga ñooñu sax naroon naa leen a fàtte ñooñu ñëpp xam nga comme ni ñu bokkee si benn comité di xàccindoo di dóorandoo di waxtaan fi ñuy dem ak lan la ñuy def et cetera ñun loolu ñu ngi leen si woo ñu ngi woo ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ ci comme ni ko Missirah defee Missirah li ma fàttee wax mooy ASC Missirah yemul si jox municipalité bi don ñoom dañu dajale pour seen quartier d'abord ba mu mat ñu ne léegi nañ jël ñu jox lii si des municipalité bi pour que mu dem feneen si Bargny donc je pense que yeneen ASC yi tamit bu ñu déggee wala yeneen organisation de quartier yi wala et cetera je pense que loolu c'est un modèle ba nga xamante ne il faut le vendre donc beneen bi fi may jeexalee mooy di gërëm Bargny toujours visible si liggéey bi ñuy def di gërëm mon ami Alioune Ndiaye sànq yaa ngi may rappeler tour bi merci et di gërëm tamit sama ay co-débatteur di wax ne Bargny jàpp nañ ne dinañ daan li nga xamante ne mooy coronavirus parce que niñ jógtee nii ñuy ñaan yàlla kaa amu fi nag information officielle yi ngeen di déglu je le redis encore une fois c'est le ministère de la santé qui a le monopole am na ay nit yu ma woo des fois laaj ma mais man xaw ma même su nekkoon dama xam sax man aw ma droit wax c'est le ministère de la santé moom moo war a wax donc ñun ñëpp ñoo bokk source officielle bu ñuy jëlee
bi ñuy jëlee information loolu lu am solo la ñu garder ko ñuy woo ñëpp tamit ñu nekk benn say xam ne bu ñu daanee coronavirus ñun ñëpp ko bokk imaam yi ñu ngi taxaw seen taxawaay bu rafet ñu ngi ñaan nañ continuer ñaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant association des imams et des oulémas de Bargny ñu ngi ci biir comité bi ñoom tamit ñu ngi def seen wàll ñi nga xamante ne ñooy imam raati bi sunu papa yu baax yooyu ñu ngi ci biir comité bi ñu ngi def seen wàll ñoom seen wàll mooy ñaan ak conseiller ak ñaax ak sensibiliser aussi mais à distance ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le front muy infirmier yeeg ñooñu noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy am contact bon ñun suñu comité noonu lañ ko tëralee ñooñu ñooy am contact direct parce que ñoom ñoo xam seen métier ñoom ñoo xam li ñuy def lan mooy à risque ou pas ñooñu tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk incha allah suñu jàppantee rek gën a renforcer li nga xamante ne mooy moom la ñuy def tey incha allah dinañ si génne ñuy ñaan yàlla tamit combat bi nga xamante ne ñu ngi si ñu gaaw génn si bu baax ba Sénégal vraiment du am ay gàllankoor yu metti donc di leen remercier si émission bi parce que vraiment yu mel nii moom dee leen ñu si woo si wàll bu ne dinañ leen wuyu appel bi lancé nañ ko wàll wu ne pare nañ pour waxtaan si wàll wu ne parce que mairie bi dafa engagé wu aussi pour santé depuis 2 ans la mairie donne des subventions au poste de santé 1 million en médicaments donc loolu yëg ngeen que donc réfectionné na ñaari poste de santé yi nga xam avec le budget municipal réfectionné ñaari poste de santé yi am ren ji inscrire nañu Missira boole si tamit maternité ginnaaw raay donc loolu yëpp sous peu on va doter non mais c'est un moment de plateau je vais en profiter aussi c'est un moment de plateau je vais en profiter may ma 2 minutes rek ma daaneel waaw li ma bëgg a wax rek fi ma bëgg a jeexalee rek mooy ñuy gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi siy jàpp bu baax di gërëm le maire et ses adjoints parce que lépp ñoom ñoo définir stratégie bi ànd seeg ñi nga xamante ne ñoo bokk si comité yi ñun ay ndaw rek lañ dañuy doxal xam nga si kaw doxal boobu noonu yenn saay mu mat yenn saay mu manqué di baalu àq ñëpp ñi ma doon déglu te xam ne lépp lu ma fi wax mu jub rek sunu borom la lépp lu mu wax mu dëng nag man mii la Lamine Seck man mi nga xam ne nit rek laa jërë ngeen jëf. waaw ñu ngi rafet bu baax ni mu waxee ñu kontaan trop si teewaayam fii tamit parce que sonn na mais ñëw na taxaw fii représenté fi waa maire bi ñu ngi koy rafetlu bu baax te ñu ngi leen di xaar tamit si yeneen émission yi ñu bëgg a defar comme ça ngeen mën a teew comme ni nga doon wax tamit li ngeen def yëpp ñu ngi xalaat ay émission wala ay plateau yoo xam ne dañ ko si bëgg a def mën si waxtaan ak doomu Bargny yëpp par rapport ak li ma doon wax yëpp tam yu bëri comme tey corona bi la maa ngi wax sama copain Moustapha di ko jaajëfal tamit di ko jaajëfal moom ak sama tonton Cheikh Fadel sama grand copain Medza ak Alioune Ibn Abou Talib Diouf di remercier tamit docteur Youssou Ndiaye bi xamante ne mu ngi contribuer ci affaire yi di remercier tamit waa Bargny initiative citoyenne di leen fàttali ñoom seen compte Orange Money bi ñu def xam naa boo leen demee seen page Facebook di ngeen ko gis foofu ne dañ def benn don boo xam ne c'est pour 48 heures lu ñu fa mën a am rek ñu jël ko jox ko maire bi pour mu mën a doxal par rapport ak combat bi ñu ñaan ñëpp tamit ñu mën si jàpp te dimbali nit ñi tamit pour que rassemblement yi nañ ko moytu quoi comme dañu génn arrêté ne nit ñi nañ moytu rassemblement yi di joxe daal c'est bien mais tamit moytu rassemblement yi tamit baax na si aussi quoi Moustapha maa lay jaajëfal di wax ne BTV en collaboration ak Bargny wax sa xalaat ñu ngi remercier bu baax waa sans volontaire seen taxawaay rafet na ñu ngi siy kontaan trop di la laaj la mooy sa dernier mot ak tamit loo xalaat si émission bi. waaw maa ngi gërëm bu baax a baax waa Bargny toujours visible ñoom ñu may opportunité bi ñu jàkkaarloog waa Bargny di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni jàpp naa ni ñëpp la soxal ñëpp tey foo moom la ñuy waxtaanee ndaxte comme li ma la ko wax rek ñu ngi commencé di xam ni maladie bi c'est une maladie très sérieuse te ñun suñu intention suñu objectif mooy waa Bargny ñëpp xam ni maladie bi c'est sérieux ba ñu mën koo taxaw ngir mën a xeex loolu ndax comme ni nga waxee woon rek sànq yëfi ñëpp la
tolof day faral di wax naan yëfi ñëpp lépp ku nekk nga ca biir kon xeex bi xeexu ñëpp la waaye di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ni ce sont des vrais patriotes sincèrement tey Bargny saa bu ñu waxee rek wala saa bu ñu amee benn événement boo xam ni taxaw na dafa am ñoo xam ni du ñu xaar sax ñu booleen dañuy ñëw naturellement jàpp ci muy ñi nga xam ne ñoom laa nekkal ci opération sans volontaire yooyu noonu ku ci mel ni Cheikh Fadel wax naa ko sànq ñëpp xam nañ ni tey njàmbaar la ci dëkk bi ci lépp lu nga xam ne mu ngi jëmale kanam Bargny mu ngi ciy taxaw di xeex lépp luy lor Bargny ñoom Medza ñoom Aziz ñoom Daouda ñoom ñëpp ku lim da ngay juum mais gars yi chaque jour ñu ngi chaise ba ñëw àndandoog ñun taxaw ngir ñu mën a matale li nga xam ne sumb nañ ko àggali ko ngir mën a xeexandoo ensemble loolu di gërëm également parce que tey lii bu amee dafa am ñoo xam ne moo tax parce que bañ toogee waxtaan ñun ay ndaw lañu ñu ci bari amuñu salaire ay ndaw lañu yoruñu dara mais sunu volonté ak sunu initiative ak sunu gëm-gëm ak sunu bëgg Bargny mu ngi ci ñun moo tax à chaque fois suñu xalaatee ni lii bu ñu ko defee mën nañoo taxaw sunu dëkk dañ koy def ndax xaaruñu lu ñu dëkk bi mënal waaye lan lañu mënal dëkk bi wax naa ko sànq dafa am nag ñoo xam ne nii ba ñu waxtaanee dañ leen a woo téléphone wax leen exposer leen problème bi ñu ñëw réagir jàppale ñu génne lu ñu am ak lu ñu am indi ñëw jàppale ñu donc ñu ngi gërëm waa Pastef Bargny Pastef ñoom ñëw nañu jàppale nañu Paco Ndione wax naa ko jàppale nañu Pape Gueye Yos jàppale nañu Djibril Faye jàppale nañu docteur Youssoufa Ndiaye jàppale nañu docteur Diouf jàppale nañu Bargny initiative citoyenne jàppale nañu ñoom ñëpp dañ ñoo jàppale kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di leen wax ni nag yëf yi ñëpp la rek nañu xeexandoo lépp ensemble nañu ko def ndaxte feebar santé dafa am solo te santé amul prix te santé buñ ci nekkee question santé dina am yoo xam ne dañu ko war a teer moo tax am na yoo xam ne amul sax njariñ ñu koy yëkkati di ko wax wala di ko xalaat li am solo mooy ñu àndandoo boole ànd nag ñun def nañu premier pas bi ndax ba ñuy avant ñuy jóg di taxaw ñii la ñu woo nañ leen wax leen li ñu am ñoom ñoo ñu njaboote ñoom lañ doon xaar leneen ci ñoom mais comme nag ñoom ñu ngi doxal ñun ñu ngi doxal yàqu ci dara ndax njàmbaas mës ta yàq sër te roof it du yàq jën kon pour man fa ñu wàll wañ nekk di def la ñuy def ak la ñuy def c'est la même chose intention bi ñu am objectif bi ñu am moom la ñu am nañ ko àndandoo liggéeyandoo ensemble ngir ñu mën a rey li nga xam ni mu ngi sonal mu ngi sonal sunu askan mu ngi sonal sunu dëkk muy jàngoro ju bon jooju nga xam ni ñu ngi naan ko Covid-19 kon encore une fois maa ngi remercier gars yi nga xam ni ñu ngi àndandoo di liggéey di remercier ñëpp di encourager également ñi nga xam ni ñooy docteurs yi di encourager sama gars yi ñoom sincèrement ay ndaanaan lañu ndaxte à chaque fois ñoom it ñu ngi nekk ci poste de santé yi ñu ngi nekk ci lépp lu nga xam ne santé la di ci xar seen tànk tubéy kon encore une fois merci et encore une fois merci Bargny toujours visible merci également à mon ami mon frère parfois mu koy sànni pic wala ñuy sànnante pic ci Facebook mais suma waay la voilà te parce que lépp Bargny la rek waaw la démocratie est ainsi faite parfois mën nañu opposer adversité mais dans l'élégance encore une fois merci et jërë ngeen jëf jërëjëf Moustapha fi nga daanelee rafet na trop ñu jeexalee Adama comme ça moom bu amee mot de la fin bi après man ma mën a tëj affaire bi yëkkati affaire bi Moustapha di kontaan bu baax si waa Croix-Rouge seen taxawaay moom wax ma sax corona mais dañu mën a def yëpp ñu ngi fi jàpp xaaruñu muy santé muy éducation muy yëpp ñoom ñu ngi siy taxaw. waaw maa ngi gërëm waa BTV ñi xam ne ni à chaque instant ñu ngi suñuy événement di waa BTV à chaque instant ñu ngi si activité Bargny ba tey jóg ñu si waa Bargny waaw di rafetlu émission bi ndax lii dañ ko soxla si Bargny dañ soxla si Bargny genre émission yi xam ne nii ñëpp dinañ si gis seen bopp mooy si côté éducation si côté santé si côté sport ak lépp parce que boo xoolee plateau bi ay jeunes rek ñoo fi nekk ñun jeunes yi fi nekk ëllëg ñun ñoo yor Bargny ñun ñoo mën a doxal Bargny instant bi ñu toll nii ñun jeunesse bi ñun ñoo war a yor Bargny du ay mag ñaari ñëw kat dañu buddil Bargny fii mu ne non non ñoo ko war a développé
di wax si côté santé bi ne comme xeeb rek niñ ko tàmbalee ñu ngi si kawam te duñ si mën a jóg tant que parewul di remercier aussi waa maire bi waa commune bi sànq rek jox nañu ay matériel yu bëri si côté savon gel antiseptique gants masque yëpp jox nañu ko tey waaw instant yi moom car macha allah ñu ngi def seen wareef si dëkk bi ñu ngi def li ñu mën yëpp aussi ñëpp nañ ñëw jàppale leen si combat bi ñu jëm nii combat bi du combat wu maire bi du combat wu association sans volontaire du combat wu Croix-Rouge kese combat wu monde bi la na si ñëpp jàpp ñu daan corona bi comme ni mu koy waxee rek sama slogan bi xam ne nii moom la ñu utiliser corona ñibbil corona ngir yàlla ñibbil. Jërëjëf merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax a baax di remercier tamit grand boss si taxawaay bi parce que moom tamit woo nañ ko sax mais mënul ñëw mais yónni na la te rafetlu nañu trop sa kàddu fii ak tamit Moustapha moom rafet nañu trop kàddoom ak tamit taxawaayam parce que boo leen xoolee ñi ñu teg nii sax tey xalaatuñu woon sax ne dañu mën a am plateau bi mais boo leen gisee ñii ñëpp ce sont des jeunes engagés yoo xam ne nii bañ ñu ngi siy liggéey ñu ngi si taxaw ba muy santé domaine yu nekk ñoom ñu ngi si taxaw même buñ ko waxul buñ ko wanewul xam nañ ko ñu ngi koy rafetlu bu baax di si kontaan bu baax di remercier mon ami mon frère Malas di kontaan bu baax par rapport ak ñi ñu doon seetaan ak ñi doon indi ay contribution ñi yaakaar ne émission bi ni ñu ko defee gis nañ seen bopp ñu ngi xaar tamit seen retour par rapport ak émission ni ñu koy defee ak tamit ëllëg si biir ni ñu ko bëgg a defee si domaine santé éducation environnement loo xam ne daal dina mën a soxal Bargny ba waa Bargny gis seen bopp muy Bargnois yi nekk fii ak Bargnois yi xam ne ñu ngi diaspora bi bëgg nañ def émission boo xam ne tamit dañuy ubbi WhatsApp ku nekk di dugal ay contribution wala ñi xam ne mën nañ si woote di wax tamit ne kontaan nañu bu baax a baax si taxawaay waa BTV ñoom instant yi dañoo xiif trop fi mu nekk nii xam naa ne moom caméraman be preneur de son bi moom su ma leen photoon instant yi wala ko ñoom ñu ngi kawate quoi fi mu nekk nii kontaan naa bu baax trop nekk kontaan nañu trop di remercier bu baax waa BTV encore ak preneur de son yi ñoom ay équipe bu jeune ñoo xam ne dañu taxaw pour comme ni ñu leen di waxee rek Bargny toujours visible wane Bargny fu ñu ko mënee ak fu ñu ko amee ak jot bi ñu am yëpp di jox ko Bargny ay ndaw lañ nag amuñu moyen mais avec le minimum qu'ils ont ils font le nécessaire pour que ngeen mën a am son bu baax image yu baax ak liggéey bu baax ñu remercier bu baax tamit sama xarit mon grand mon professeur Kassa moom moo waroon toog fii sax mais moom tamit ay réunions yu ma am ak tamit engagement yu amoon par rapport ak kii bi moo tax moom toogu fii man mii xamante ne ma ñàkk solo ma xaw a ñëw di jéem a taxaw fii pour mën a waxtaan ak yéen quoi par rapport ak émission bi ñu ngi remercier bi baax di leen wax à la prochaine di remercier ñi xamante ne tamit ñooy joxe ay dons ak yëpp di wax tamit ne waa Bargny initiative citoyenne si numéro bii xamante ne ni moom la 453 52 49 ubbi nañ fa benn compte Orange Money 453 52 49 pour tey ak suba su ma juumul tey ak suba lu ñu am rek ñu jox ko waa maire bi ñu ngi remercier bu baax di leen wax ba jëmi jamono incha allah ñu waxaale tamit nañu daan ensemble coronavirus bi ak hymne lii gars yi di wax rek wat gaal yëgoo nuurandoo nëkkindoo ensemble ñu jëmale Bargny kanam jërë ngeen jëf